tax rencontre citoyenne posé nga question lu tax rencontre citoyenne te mënoon na doon meeting wala lu nu roog meeting maa ngi ko doon wax sànq meeting yaa ngi koy organiser naan votel leen ma man nekkuma ci boobu politique nekkuma ci votel leen ma maa ngi ci bokk ci ñi mën a yee électeur sénégalais citoyen sénégalais muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw ba bés bu duggee ci centre de vote benn mu war fa dem war a uti li nga xam ne lii mooy gànnaayam mooy carte d'électeur donc inscrire d'abord nga inscrire ba noppi waxtu vote ñëw ba su vote ñëw nga bañ a toog sa kër dem bokk ci ñi taamu say njiit muy njiitu gox njiitu ki ñuy dugg ci assemblée nationale ndax assemblée nationale député bi ñuy wax dañ koy faral di fàtte waaye député ndawu askan la démocratie représentative dafa wékku ci assemblée nationale ndax démocratie mënut a doon ku nekk bokk ndax loolu mën na ne xëy na ci benn quartier bu ndaw waaye boo jëmee ci réew démocratie représentative moo mën a dox ndax bu boobaa ku nekk day fal ku lay dem kuy dem toogal la ci assemblée nationale. li ma jiital ci muy sama mbëbët mooy yeete bi ma nit ci nangu ñaareel bi bu ma toogee walla ñu xalaat ñi man toog ñoom dinay doxal ni li nga xam ne lii moom laa gëm bu boobaa yëf yi gën a gaaw waaye ma toog ma bañ a toog très sincèrement du ma ci rey sama bopp de donc loolu taxul ma ñëw tey maa ngi fi maa ngi koy dox lii may dox nii maa ngi koy dox muy fii ci Médina muy Kaolack muy Thiès muy Saint-Louis muy ñu ngi koy loolu dafa nekk ci suñu programme politique moomul financement moomul alelu réew mi politicien moomu ko lépp loo xam ne teguwul ci yoon ñun duñ ca ànd moo tax ci suñu programme ñu ne critère u financement jigéen du mës a doon critère u politique lii am mooy dañuy gis ay jigéen yoo xam ne ci seen organisation ak ci li ñu jot a doxal ba noppi xam nañ ne buñ leen dénkee xaalis financement dinañ ko fay dinañ ko delloo mu mën a jëriñ ñeneen bu boobaa ñooñu la ñuy jox critère objectif ni koy tubaab bi di waxee waaye def ko ci wekku ko ci da nga bokk ak man bokkuloo ak man mais loolu def ko ci sa alal. élection locale élection législative dafa di raw gàddu lenn rek moo mën a tax opposition am fa doole lool mooy mu ànd maa ngi ci dox depuis plus d'1 an boo koy uti ak développement comme dëkk mënul bañ a wekku ci li ñuy wax développement endogène boo jàppee war a jaay alelu réew mi muy jënd lu jógee bitim réew walla lu jógee le financement et infrastructure boo xam ne li ci ëpp mi ngi jógee bitim réew te développement day yéex mën na am sax du ñëw développement endogène lépp looy jaay lépp luy état di jaay dang ci war a rëbb li nga xam ne lii mën na doon njëriñ ci askanu réew la dépense doit être locale loolu moo indi ñun ci suñu programme grand projet yi indi infrastructure yi nga doon tudd ñu ne xëy na mënul ñàkk waaye bu waree am na néew ñun grand travaux la ñuy fay daal lu tax grand travaux lu mel ni xeex mbënd ndax grand travaux ay gas ay teg tuyau ay yëfu maçon loolu mën nga ko defar ba mu jeex te doo soxla bitim réew alal bi yëpp fii lay des loolu moo tax ñu ne TER
TER kat dañu ne train express régional waaye c'est le TER le plus lent du monde et le plus cher au kilomètre du monde. amul réew boo xam ne am na émergence nga amoon raay bàyyi ko mu daanu ba doxatu ça n'existe pas. raay kay danga koy yor di ko améliorer di ko moderniser waaye bàyyi mu daanu moom mënut a ne waaye aleel boobu boo ko dugaloon ci raay da nga koy defaraat ba mu ne cocc raay bi di daw di dem Saint-Louis di dem Touba di dem Louga di dem Kaolack di dem Tambacounda di dem Mali te li ko mënoon a indi mooy aleel boo xam ne boo koy jaay ay sénégalais ñoo cay jëriñu ndax technologie ba mu nga Thiès xëy na di nga jënd ay bopp raay yoo xam ne ça c'est un peu plus moderne waaye li ci des mooy lan defar raay génnewaat raay tabaxaat gaar dundalaat gaar mais loolu sénégalais yi mën nañ ko ba pare nag mu naroon na doon njëriñ ci Sénégal bu boobaa nga daal di yërëm tali Sénégal yi ay milliards nuñ ko ciy dugal ndax raay amul oto yi ñu ngi surcharge di yàq tali yi ñuy defaraat di dugalaat xaalis kon infrastructure mën na baax waaye grands travaux infrastructure par les grands travaux moom mooy njëriñ dëgg ba mën a indi émergence te bu boobaa day doon njëriñ ci ouvrier sénégalais travailleur sénégalais waaye loolu yëpp ci nga mu ànd ak volonté politique bu wóor waaye boo jiitalee lan mooy sama njëriñ man di nga uti marché parce que koo xam ne du coow bu lay jox nga dugal sa poos am marché bu rëy li doon jaar benn jaar ñaar c'est comme ça que ça marche te du Sénégal rek ah c'est un peu partout kon troisième mandat bi dégg nga ci non troisième mandat bi c'est clair gis nga benn ñaar rek moo mën a ne constitution am nañ ko constitution bu ñu bind constitution boo xam ne y a l'esprit moom la tubaab bi di wax l'esprit li ñu bind dafa leer nul n'a droit à deux mandats à plus de deux mandats consécutifs kon boo defee ñaar nga war a bàyyi di ci indi ne waaw mais mën na doon li mën na doon lale waaw mais ki indi modification constitution bi ak ministre bi ci ànd ak moom ñoom itam wax nañu lu leer ne jeexal na ne nee na jeexal na ndax ñaar la ministre de la justice ne non tubaab la c'est clair ñaar la nga bàyyi mais ana wax xajatu fi wax xajatu fi c'est trois mandats c'est deux mandats troisième mënut a ne xëy na benn de à la Poutine xam nga Poutine dafa defoon y avait deux mandats consécutifs mu def ñaar génn bàyyi Medvedev génn mu dellu si loolu constitution bi may na ko waaye ñetteel bu tegu ci ñaar loolu mënut a ne ñaar am na ci mbir mi constitution kenn du ko soppi juróomi yoon ci fukki at ça se fait pas da ngay fay daal sa constitution réew doo ko soppi juróomi yoon ci lu ak gut fukki at te loolu am na fii ci Sénégal kon nañ ci jàpp ne Macky Sall faalewul suñu constitution et c'est triste te nag moo wax la dara politique bi dugg naa ci mais li ko gën a indi mooy 2016 la deuxième réforme constitutionnelle parce que c'était pas nécessaire soxlawuñu woon ko loolu di benn ñaareel bi soppi dindi premier ministre soppi duggalaat premier ministre loolu du jëfu caaxaan en 2 ans mais loolu yëpp caaxaan la Sénégal soxla na premier ministre mais premier ministre bu am fayda premier ministre buy coordonner l'action gouvernementale waaye premier ministre boo xam ne da nga koy ne defal li mu def lii defal li mu def lii defal li mu def lii et puis c'est tout y a pas de valeur ajoutée ni koy tubaab bi di waxee c'est pas la peine mais premier ministre bi moom man de ci li ma dund on en a besoin ndax président de la République mënut a def lépp mënut a nekk fii di tukki di dem doge avion di naaw c'est pas possible
munut bés bu nekk mu nekk ci ay arbitrage diggante bii ministère ak bii ministère ak bii ministère te loolu foog mu am donc on en a besoin. nañ ma def loolu ma bëggul ma bañ la kooku de moom am na te bu mujj bi moom tamit nañ ci teg ñu ne ma bon il nous faut un premier ministre politique li amoon bu yoon bu mujj ba mën na amaat c'est les 15 millions ndax ma wax la ci dara xam nga ñu ngi ci raw gàddu nguur gi li mu bëgg Macky Sall li mu bëgg mooy lu tas opposition te caution bi ni muy gën a ndaw rek opposition di gën a tas ça le problème ndax dundoon nañ ko 2017 xaw ma ndax yéen a ngi koy fàttaliku waaye li Macky Sall def mooy wàccee caution bi ndax ëppoon na 15 millions déjà mu wàccee ko ba noppi nag duggal ay yeneen liste ba mu mat 47 listes 47 lu ëpp genn wàll liste yooyu mujjee nañu dem ci moom dellu ci moom kon technique la boo tasee vote bi liste yi bu boobaa ci raw gàddu bi ci ngay gën a am chance gagner mën nga gagner te doo am 25%, mais c'est antidémocratique ça waaye duñ ci bàyyi xel mais raw gàddu bi c'est antidémocratique mën nga jóg ne maa taxawal bu fekkee ne Médina département la maa taxawal Médina ci assemblée nationale fekk yaa ngi ak 25%, 75% yi veulent pas de toi waaye ci kaw rek raw gàddu c'est antidémocratique kon nañu seet loo xam ne dina mën a tax liste yi du bari waaye it ñu bañ ko wekk ci parrainage ndax parrainage loolu itam c'est antidémocratique ba noppi nag méngoowul ak constitution Sénégal ba cour de justice CEDEAO wax ko joxe ndigal Macky Sall ne ko dindi ko ndax lii méngoowul ak le bloc de constitutionnalité du Sénégal ak loo xam ne nii Sénégal signé na ko ci engagement internationaux 25 octobre bi la ko waroon a dindi ba tey dindiwu ko kon loolu dafa war a dañ mais ñu moytu itam lépp loo xam ne daf koy lal ngir rek jéem a tas opposition c'est ñu ngi ciy wax ñu ngi toog waaye mu ngi itam devant la justice xam nga nag dëgg la am na wàll ci justice boo xam ne gaañ a ngi koy manipuler waaye am na wàll ci justice itam boo xam ne wane na ne ils sont indépendants ndax am na ay liste yu bari yoo xam ne ça a été récupéré par les juges voilà kon bu fekkee ne am na loo xam ne mi ngi taxaw ca justice c'est le cas de Pikine war nañu nangu ba am ba seet argument yi ne la maa ngi ut poste bii ci Médina xam nga tey man je ne suis pas à la recherche d'un poste Médina bëgguma doon maire bëgguma doon conseiller Médina xam nga li ma ñor mooy yow bés boo jógatee bul taamu sa xarit par exemple booy taamu na nga taamu koo xam ne gis nga ci moom mu wax la lan mooy ambition ca Médina te yemul ci damay nangu terrain Jaraaf te def ko centre commercial ndax loolu du yoon bul nangu koo xam ne dund nga ak moom ci ay at te gisuloo njëriñ ci Médina yow na nga am sa critère wu bopp sa xarit la waaye nga indi yeneen critère mën na taamu koo xam ne gis nga mu liggéey parce que c'est de la reconduction attention ndax li mu liggéeyoon doy na la ndax ci li mu doon wax ah man de j'étais observateur maanaam toll fële di seet waaye amoon naa xel ñaar ci ndax kii dina toog ndax day dem ndax day il faut quand même le reconnaître ak ndax nag dinaa la wax leneen itam koo xam ne sañ na nekk wax ne mi ngi ci opposition votel leen ma ci opposition laa nekk ëllëg sa mu ne génn naa opposition maa ngi dem fële attention kooku jikko la wone te normalement am na loo xam ne waroon na feeñ balaa booba mais yéen a ma ko gën a xam nag
ndax li doon yoon loolu mu ngi woon ci boppam li doon yoon moom mu ne man fii laa bokk waaye defu ko utiliser les votes génn ci ndax na leen bu leen nangu loolu man ci loolu laay oote bàyyi nañu bañ ñu ñuy nax te mën na ne mais je te dis pas de voter pour Abdoul Mbaye ndax awma ambition nekk dara fii ci biir Médina man li ma ñor li ma bëgg mooy yéen ñëpp Sénégalais yi y compris toi prochaine fois booy voter nga voter ci ay critères yu wóor jël am itam ci critères yi yoo xam ne yaa ngi ko jëlee ci démb na ngeen seet ngeen jëkk taxawal seen programme minimum yéen lan ngeen bëggal Médina rëdd ko bind ko bu ngeen ko bindee ba pare ndegem bokku leen fenn ngeen dem seeti candidat bu ne ngeen laaj ko lii la ñu bëggal Médina lan nga nangu lan nga ciy nangu ki ciy gën a nangu nag ngeen ànd ak moom jàppale ko mais noonu la ñuy doxalee. bu ma yégee loolu sax damay génne benn tweet boo xam ne day na kii moom génnagul ci résistance bi. ça c'est clair. non dama xam ni ñuy doxalee te mënuñu indi leneen. gaa ñi saa yu ñu annonce politicienne lay doon annonce politicienne lay doon dina néew njëg yi wàcc ni ñu ko bëggee ba noppi nag loolu di wàllu bu tuuti ndax lépp a ngi yokk tout man damay faral di lekk petit cola di yëy petit cola mais petit cola bi ça passé de 7 000 francs à 10 000 francs le kilo waaye bi pétrole bi wàccee lu tax wàcculoo électricité TPS bindoon ne boo wàcculee bu fekkee ne électricité wàccul kon émergence du am nga bàyyi ba mu yéegaat foo jaar mu yéegaat yokk nga droit de douane mais droit de douane boo ko bu fekkee ne yokk na léppay yokku nga mbir mi metti rek nga ne gaa ñi di kaas rek nga ne bon dinaa wàññi ceeb wàññi diwlin wàññi suukar mais loolu lu tuuti la ci biir et ça va pas être effectif ndax mënuñu ko contrôler à 100%.